bismillahi rahmaani rahim mbokk yi ñu ngi leen di dalal tey jii si guddi ajjuma si makkaanu maam Ibrahima Ndiaye mu fas yéene waxtaan ak yéen ci mbirum jamono boo xam ne dafa lëkkaloo ak sunu réew mi ni muy doxee li gën a fës nag mooy naqar bi nga xam ne mu ba tey jii moo xëpp suñu kaw mooy tiis bi nga xam ne moo nekk ci xol yëpp mooy jaaxal ne bi nga xam ne moo nekk ci bopp yëpp mooy suñu doom jooju ñuy wax Jaariyatu Sow ñu ne mes réer ba léegi kenn xamul fu mu nekk. ñu ngi ci fukki fan bi tey fukki fan ak benn tey jii àjjuma ñuy wax sunu boroom ci bés bi fas yéene jóg taxaw jublu di la sabal di la màggal di sàkku ci yow sa yërmande nga wàccee ko ci askan bi wàccee ko ci sunu doom jooju muy Jaariyatu nga niit ko ba mu feeñ ba delsi ci njabootam ba delsi ci réew mi nga xam ne réewum jàmm la réew mi nga xam ne réewum teraanga la réew mi nga xam ne dafa sukkandiku ci ay aada yoo xam ne dafa méngoo ak li nga xam ne moom la lislaam fësal muy bëgg sa réew muy gëm sunu borom muy nangu liggéey nangu jaamu sunu borom nangu bokk li nga xam ne sunu borom su loo ko joxee danga koy bokk ak say mbokk loolu moo tax tiis bi ñu bokk ko ñun ñëpp tiis bi nekk tiis boo xam ne ñu ngi jubluwaat si suñu borom di ko sabal di ko bàggal di ko ñaan mu teggil lu ko moo tax ñu ne ko yow tabaaraka wa taala ñu ngi lay sant ci di la wax God bless Jaariyatu Sow à ce vendredi du 15 janvier 2021. ñu ngi lay wax c'est notre 5e poste pour Diary de la part de Ada Ji. Ada mooy baaxu maam yi mooy sunu ndono ñu koy méngale nag ak jamono yu bees ak jën muy doxee. Ada jooju dafa am beneen kuréel bu mu la ëmb moom lañu tuddee Africa Diaspora Association muy association boo xam ne ay doomu Afrique ak doomu Afrique yi nekk bitim réew ñoo lëkkaloo bokk toog ànd di xalaat di liggéey di jëf di xeetali Africa loolu mooy kuréel bi nga xam ne moom lañu tuddee Africa Diaspora Association sa man ma jiite ko mu nekk association boo xam ne dafay liggéey ngir Afrique daal di jógaat taxaw toog ci place bi nga xam ne mooy bosam ci fi ñu toll ci àddina bi ci jamono joo xam ne réew yépp dina war a jóg taxaw ku nekk li nga am nga génnee ko fësal ko mu nekk li nga xam ne danga koy indi mu nekk sa contribution au banquet de l'universel. Parce que nous sommes dans le village planétaire, nous sommes dans un monde bon, intégré, unifié, dans un monde en uniformisation, dans un monde boo xam ne mun nañu wax ne li ngay dégg fi koy déggee wala koy keneen di déggee li ngay gis wala koy keneen di gis li nga bëgg moom la koy keneen di bëgg li ngay am kooku aussi keneen ma ngi koy bëgg ni yow mun ko am ni yow si waxtu bi nga ko bëggee moo tax àddina séddoo la àddina aussi jowante la ñu nag duñu jóg taxaw ngir Afrique daal di jóg taxaw moom tam toog place bi nga xam ne mooy place góor yi réew yi nag fonk ko daal di jox doomam yi seen gëdd si àddina bi ak ni muy doxee bi yàlla wàcceeg ñun ba pare bay jox nu li nga xam ne mooy alal bu duy jeex muy lépp loo xam ne suñu boroom mi ngi koy baaxal doomu aadama baaxal na ko doomu Afrika baaxal na ko aussi waa Sénégal moo tax ñu ne suñu boroom jërëjëfati moo tax tey jii si bésu àjjuma ji ñu ngi jëfati
di la ñaan nga xeetali nu sa indil nu sunu doom yooyu muy Jaariyatu moo tax bataaxal bi ñu ko yëkkati di ko bokk ak sunu askan bokk ko askanu Afrika ñu ne God bless Jaariyatu kooku ci kalaama anglais mooy yàlla xeetali Jaariyatu joxaat ko li nga xam ne mooy dalam mooy li nga xam ne mu dellusiwaat ci mbokk mi ci ànd ak jàmm ak salaam bismillah ñu ne nag tey si ba àjjuma ji mooy sunu ñeenteelu bataaxal bi nga xam ne duñu koy yëkkati di ko jagleel Jaariyatu mooy tax ne ñu ne poste pour Jaariyatu de la part de Ada ji boobu araf la boo xam ne lu mu tekki mooy jigéen mais bala muy tekki jigéen tekk na jaara ji na koy bindi jaara JAARA jayee boobu moo nekk ji mooy pepp bi ngay xam ne danga ko jël daal di ko dugal ci suuf mooy ji ko ci suuf pour mu meññ ji boobu mooy jigéen ji boobu ci jigéen na ñuy ji jigéen mooy ëmb mooy wasi mooy jox doomu aadama bakkan moo koy jox si suñu coobare boromam moo koy sàkk ba mu dund nekk ci kaw suuf ji boobu mooy jamono ji boobu mooy jëriñ ji boobu mooy jëf ji boobu mooy jàng ji boobu mooy jaaraama ji boobu mooy jàmbaar ji boobu mooy jëf ji boobu du jeex ci kàllaama wolof bi mu nekk ay mbaax yoo xam ne ñu si sukkandiku di sant sunu borom bi ñu ko feeñalee mu nekk loo xam ne si sunu kuréel bi nga xam ne kuréelu gëstukat la du ñuy gëstu di génnee loo xam ne suñu ko jukkee mu ko bokk ak sunu askan noonu noonu defee ba génnee woon Facebook sukkandiku si Facebook indi Facebook mu nekk bokk boo xam ne lépp loo xam ne si réew mi dafa nekk ay baax ñu bokk suñuy mbokk bokk suñu ndigg bànneex bokk suñu naqar bokk suñuy jëf bokk suñuy lépp loo xam ne yàlla dafa ko baaxee moo tax tey ñu desiwaat di bokk ak yéen di xalaat yi nga xam ne moom la ñuy leen di baaxee fi mu nekk nii mu continue nag ngeen gën ko dégg ngeen jàngee ko xel jàngee ko xol yégee ko xel yégee ko xol ndaxte lii yëpp ñoo ko bokk ñu si jublu mooy ñaan suñu borom mu wàcc suñu yërmandeem wàcce ko si suñu doom yi nit ko ba mu def si waat si àddina si ñun si njabootam suñu borom yàlla moom na ñuy ñaan nga indiwaat Jaariyatu moo tax ñu ne la ji boobu tam suñu koy jàngat mooy fukkeelu araf bi nga xam ni moo nekk ci alphabet soo waxee A B C D E F G H I J mooy fukkeel bi so ñu ngi toll nag ci fukkeelu fan bi mu nee mes ba léegi ñu ne moo tax ji boobu moom la ñuy wax ji bi nga xam ne moo araf bi nga xam ne moo jiitu si turu jaara wala Jaariyatu Jaariyatu yëpp benn la moo taxoon si sunu poste ba passé ñu jëloon si ndindi bu Cheikh Ahmadou Bamba nga xam ne def si doon ñaanal yaayam ju sell jooju mooy xam ne mooy maam jaara ñu jël jaara boobu baaxee ko Jaariyatu mu nekkoon si ndindi léegi nag dañuy jàll si beneen fànn moo tax ñu ne fukkeelu lettre alphabet bi duñ ko def pour firndeel lëkkaloo bi nga xam ne moom la araf boobu am ak turu jaara ñu ñaan nag si lëkkaloo boobu suñu boroom ubbil su gis-gis boo xam ne mooy nit bi nga xam ne moo koy feeñal moo tax mu war a del si ñun def si suñu biir def si Sénégal ndax foofu mu nekk kenn xamul si lu mu nekk lu mu doon ñu de bala ñuy suñu xel di dal mooy waxuñu rek mu feeñ foofu tugal mais mu feeñ ba des si waat fii dans les meilleures conditions et saines et sauves moo tax ñu ne donc ce jour nous tombe dessus tel un chape de plomb sur la tête et nous plonge dans un état de souffrance cérébrale dafa dal suñu kaw ba ëlëm
ba mel ne ñun nekkatuñu suñu sago dal nañ boo xam ne bu métti boo xam ne nekkatuñu nit ñun fi mu nekk nii ñu ngi nekk si diggante dund ak dee moo tax loolu lañu bés bii nga xam ne moo tax ñu jógaat di wax ak yéen bés boobu noonu la gisee suñu kaw ñu ne boobu donc nous sommes à la veille de ce vendredi nous sommes même si bésu vendredi boobu si bésu àjjuma boobu nga xam ne bésu julli la boo xam ne jullit yëpp duñu war a jóg daal di ànd defe ko si mbooloo ñaan boo xam ne suñu yàlla suñu borom dana ko yëg suñu borom dana ko nangu. Nous sommes à la veille de ce vendredi et ce jour de vendredi, jour de prière collective, de requête en direction d'Allah que nous implorons avec ferveur. Ainsi, chaque jour, chaque heure, chaque minute qui passe, nous disons, nous vaut un souffle de peine qui nous oppresse et nous chagrine en passant à toi, Diaye. Au cœur de Malicounda, monte le vœu de ton retour que nous souhaitons voir à travers la voie lactée des étoiles qu'Allah fait traverser le ciel. Allahu akbar. dafa mel ne suñu téenee ba gis asamaan ak biddew yi ba gis ni ñuy doxalee si jaww ji dafa mel ne ci seen leeraay ñuy gis leeraay bi nga xam ne mooy leeraay yu jaar yi leeraay bëtam leeraay réew xar kanamam ñu ne alhamdulillah lii de moom ni niroog loo xam ne bànneex lay doon ñuy sant suñu borom si loolu moo tax ñu ne à la pointe de cette étoile nous voyons ton visage d'ange et ton sourire de sainte créature que nul ne saurait ternir ni effacer à jamais loolu bi ñu ko gisee ñu sant suñu borom ne lii ñu santaat suñu borom bu baax a baax ne lii de niru na loo xam ne bànneex lay doon bànneex boo xam ne kenn mënu ko faagaagal kenn mënu ko rey kenn mënu ko suul lu nar a am la jaar yi dana des si waat ci suñu bopp ak si ñun si suñu ngéene suñu kàttan suñu baaxu ki nga xam ne moo ñu bind moo ko bind nga xam ne moom la ñuy ñaan suñu borom allahu akbar ñu indi wa jaariyatu si ñun ñii moo tax ñu ne allahu akbar. God bless Diaye Sow. God bless Diaye Sow. God bless Diaye Sow. yàlla xeetali ko yàlla nit ko yàlla indi ko jërëjëf mbokk yi li moo nekkoon suñu juróomeelu bataaxal mu ñuy wax la chronique patriotique de Mame Ibra bi nga xam ne daf koy def di ko jagleel askanam di ko jagleel ñi nga xam ne si réew mi ñu ràññeeku moo tax jaar yi suñu seetaat ba seetaat jaar-jaaram dafa doy waar jaar-jaaram ñu koy doon déglu sànq rek muy waxtaan ak askan bi si benn nu mu tudd ci kitaab bu ma bind livre bu ma bind mu ne la face de l'ange donc mu nekk livre boo xam ne daf ko bind ak maîtrise boo xam ni ak xel mag boo xam ni ak créativité boo xam ni ak profondeur boo xam ne ñu bëri spécialiste yi daf leen jaaxal ñu ne encore ñu ko commencé à peine 16 ans 17 ans avant 20 ans livre bi génn na bu ñu publié ko mu nekk livre boo xam ni selon les spécialistes c'est phénoménal ñu ne jaari boobu ñu ñuy ñaan suñu borom rek yàlla may ko gudd fan mu desuwaat si njaboot gi desuwaat si Afrique nga xam ne moom dafa jóg taxaw ne moom su paree jàngam amul beneen yitte lu dul ñëw pour liggéeyal réew pour liggéeyal Africa moo tax pencum doomu Africa mi nga xam ne mooy Africa Diaspora Association moom daf ko tànn def ko ki nga xam ni moom nañu jox mandarga muy héroïne panafricaine moom nañ ko jox di ko màggal di wax ni jaariyatu gàcce jaaraama gàcce ngaalama
bi ñu jógee si jaar yi dañuy ñëw si beneen doomu aadama boo xam ne yàlla aussi daf ñu ko baaxee moom tam li ko dal ci bés bi dafa nekk loo xam ne tiis la naqar la kooku mu nekk sunu rakk koo xam ne jàmbaar la boo xam ne ay at a ngi nii fu Sénégal onkee mu jóg taxaw su Sénégal jooyee mu jóg taxaw su Sénégal wootee mu jóg fekk si laaj lu xew ak lu mu doon su Sénégal soxlaa mu jël joxe Sénégal foo munti nekk waajooju mu ne maa ngi nii lu ngeen bëgg maa ngi nii laaj leen ma li ngeen ma laaj ma jox leen ko ndaxte man moom moo sama bopp yéena ko moom Sénégal moo ko moom kooku mooy kan mooy jàmbaar ji ñuy wax Guy Marius Sagna Guy Marius Sagna man damay faral di wax ne du Guy su tuddee Guy sa Guy la boo xam ne garab la boo xam ne dafa moom jamono foofu si réewu tubaab yi garab la boo xam ne dafa doon nekk màndarga boo xam ne nit ñi duñ ko ràññee woon di toog si suufam di waxtaan di weccoo di witti si maanaam baax yi nga xam ne moo nekk si biir di si faju wala di si wut yeneen pexe yoo xam ne daf leen di jëriñ kooku moo nekkoon Guy des druides yooyu ñoo ko doon utiliser comme arbre médicinal mais ñun bi ñu toogee ba xalaataat ndaxte ñun ay gëstukat la ñu ne gëstu ndaka maam yi doon defee moo tax ñu ne wax kawoon lawoon fawoon duñu bàyyi lenn duñu bàyyi kenn duñu bàyyi fenn moo tax ñu ne Guy moom du Guy tubaab yi mais guy la guy fii la mooy ki nga xam ne mooy sunu emblème national gis nañ ko méngalee muy lii di guy gi nga xam ne mooy garab gi nga xam ne moo mandargal Sénégal comme drapeau national bi guy gi ak gaynde gi ak étoile bi mooy nekk les symboles du son de ce pays moo tax ñu ne ko Guy Marius Sagna yow loolu nan la jagleel ndaxte sa taxawaay ponkal la sa taxawaay jàmbaar sa taxawaay nit ko am fit la sa taxawaay moo tax ñu ne tey li la dal ngeen ko yëgee mu nekk tiis boo xam ne ñun duñ ko yëg suñu biir xol bi ñu yëgee ne sa yaay ki nga xam ne moo la jur kii dafa wàññeeku ñu ne inna lillahi wa inna ilayhi raji'un inna lillahi wa inna ilayhi raji'un moo tax ñu ne Guy massa bakkan bu mus dund dana mos dee ñi dee wax massa Guy ñu ne la Guy Marius in memoriam pour ta mère qu'elle repose en paix et prie pour nous, ses enfants et sa terre, de ces nations que Guy aime avec dévotion en lui, faisant le don de sa vie. ngeen baal nu ba ji boo xaw a lëndëm ñu bantuwaat ko ñu ne Guy in memoriam pour ta mère que repose en paix et prie pour nous ses enfants et la terre de cette nation que Guy aime avec dévotion en lui faisant le don de sa vie. ñu ne Guy, tu as perdu une mère, mais sache que toutes les mamans de ce pays aimeraient la devenir et t'aimer avec amour au prix de ta foi. Guy, sache que tu n'es pas le seul enfant de celle qui t'a mis au monde, mais tu es membre de la fratrie du foyer de cette femme, que cette femme donna en offrande au pays de la Teranga. Guy, massa ñu ne la que cette terre qui nous vaut tant soit le reposoir allégé de son corps, le sanctuaire des âmes bénies et des citoyens intègres qui sont à son chevet et en tout temps. ñun la Guy massa
Guy, c'est toute cette nation qui est en deuil et pour que Dieu lui réserve la miséricorde des êtres ayant accompli leur mission sur terre. Guy, sigil ndigaale. Guy, yal na ko yàlla yërëm. bi ñu jógee nag si loolu du ñuy ñëwaat si leneen loo xam ne réew mi daf ko dund tey jii rek wala démb si alxames bi la woon bés bi nga xam ne dañu waroon àtte ki ñuy woo ki ñuy tuddee Assane Diouf suñu mbokk ma ba nga xam ne Amérique la nekkoon Amérique amoon fa teraanga daan fa tedd amoon fa liggéey amoon fa xaalis amoon kër amoon jabar amoon doom mais mu togg si yàgg rek xol bi di métti ndax ni nu amee réewam daf ko métti woon jaaxal ko amul nu koy fajee lu dul mu jóg bi mu jógee nag ku mu ràññee rek na sa loxo dugg na si ni nu téye réew mi sa bëgg ko sa neex ko mu lay dagal di la wàccee si sa kaw njaboot lépp loo xam ni lu ñaaw la loo xam ni yëg na ko rek ngir defal xolam rek daf koy jël rek di la ko sànni mu nekk loo xam ne nag ñu bëri daf leen jaaxaloon ndaxte Sénégal xamee woon ko loolu xamee woon ko saaga xamee woon ko ay xamee woon ko lu ñaaw wante moom Assane moom dafa nattaatam amul beneen pexe lu loolu rek di ko defanteeg ñoom rek di wut saaga yi gën a ñaaw rek mu leen koy tuur di leen ko tuur guddeeg bëccëg am bàyyiwul kenn bàyyiwul fenn bàyyiwul leen am na ñu sa ànd ak moom am na nag ñu bëri ñoo xam ne am na seeg moom wante nu mu demee na ñu xam ne Assane nit la Assane dafa bëgg réew bëgg boo xam ne amul limite loolu moo tax xel mi nekkatul woon ak moom moo tax Assane li muy def sa mën na wax ne daaw ko tey ci yooyu jamono nag le gouvernement sénégalais indee pexe ba wax ne moom terroriste la na nga ko jàpp indi ko ñoonu ko naxee ndax gouvernement américain yi jël ko indiwaat ko Sénégal jàpp ko indi ko teg ko fii bi ñu ko tëjee sax am na jamono ñu génnewaat ko nag kii dafa wérul na nga ko génnewaat waaye ñu génnewaat ko Assane delluwul Amérique de mi ngi des fii Sénégal mais di xalaat rek naka lay dimbalee njabootu Sénégal naka lay dimbalee xale yi nekk si école yi di jàng mu nekk si foofu mu dëkkoon foog naa ne Géejawaay la wala ay booru Yëmbal ak yu demee noonu mu jël kàttanam jël alalam di defar ay école ngir xale yi bés mu école tijjee ñu mun a am fu ñu jàngee foo xam ne pour sële lay doon si jamono yooyu daal nan ko nax ba alkaati yi ñëwaat foofu jàppaat ko yóbbu ko waaye boobu léegi nag ay weeri ngi nii ba tey la woon démb la woon àtte bi nga xam ne dafa waroon nekk li nga xam ne duñu waroon xam ndeg duñu koy bàyyi wala duñu koy tëjaat encore mais nu mu demee ñoom ñoo taxawoon ba ni Assane wérul Assane nekkul nit koo xam ne il est responsable de ses actes loolu noonu sukkandikoon ba libéré ko wala tax ñu koy jàppaat di ko tëjaat mu nekk loo xam ne ñun di patriotes africains sénégalais qui sont en combat pour un état de droit, pour un état de justice, pour une nation, disons, de droit et de liberté. Nous disons que l'État doit donner à ses enfants, doit donner aux citoyens des garanties que personne, ni lui, ni aucune autre entité, au plus grand jamais, ne puisse porter atteinte à son intégrité et à sa liberté. loolu moo tax ñun ñu taxawaat ne ñun de waxuñu ne li Assane di wax dëgg la baax na rafet na du ne am na droit yoo xam ne daf ko am droit yooyu na nga ko observé na nga ko sàmm si loolu nañu taxaw aussi ñu ne Assane ñi ak yow dañu jóg taxaw ak yow di xeex ngir li nga xam ne du la ko war a xañ ñu delloo la ko loolu moo tax ñu dafa taxal bi na nga ko bokk ak yéen askan wi ñu ne free the fighting Sénégalais spirit chronique for Assane mon frère et encore je t'exprime ma peine
ma peine est l'immense et douloureuse expression de souffrance que j'éprouve à ton endroit d'otage et de prévenu. Hassan, Mané, encore une fois, j'ai honte d'être incapable de porter secours et d'alléger tes maux en te libérant des geôles qui sont une gangrène dans un état de droit où les concitoyens sont des détenus. Hassan, si tu es privé de liberté en ce moment, c'est pour ton combat au bénéfice de ton pays que tu ne reconnais plus et ta rage de devoir lui porter assistance, Hassan. Hassan, ton seul... waaw loolu moo nekkoon fi ñuy arrêté bon numéro pay na donc on va reprendre ça après merci jërëjëf